salaamaaleykum wa rahmatulah mbokku téléspectateur u Sen TV yi seen serviteur Clédor Sène moo dellu si di waxtaan ak yéen ci su cadre suñu émission sàmm li ñu bokk. fas yéene waxtaan ak yéen ñaari yoon ci ayu bés bu nekk ci lépp lu jëm ci suñu ressource minière maanaam koom-koom bi meññ biy génn ci biir suuf si. tey nag suñu numéro bi dañ ciy waxtaanee oru Sénégal ci njëlbeen ba léegi indil leen ci ay tegtal ak ay leeral. or bu Sénégal la ñuy waxtaanee Clédor comme ni nga ko waxee Sénégal kañ la commencé exploiter li nga xam ne moom mooy or. waaw Sénégal avant muy exploiter dañu saytu or bi ba pare depuis les années 70 la ñu mettre en évidence maanaam la ñu firndeel ni Sénégal am na potentiel bu yaatu ci or ci région Kédougou bi yëpp donc muy Sénégal oriental muy Kédougou ak Tamba la woon donc Sénégal oriental yëpp. Gisement or la boo xam ni dafa xaw a dëppoog li feeñ Ghana li ñu tuddee la Gold Belt la ceinture de l'or donc xeer yi am foofu yàggaay gi mu yàgg ay précambrien la dafa wane ni foofu am na minerais yu bëri même yu bokkul ak or yu fa nekk donc Russes yi ñoo njëkk a mettre en évidence potentiel boobu ci gannaaw gi français yi BRGM bureau régional de la géologie et des mines bu France nga xam ni moom moo doon teg loxo ci alalu Afrique yépp ci wàllu mine ak géologie moom aussi defoon na ay saytu ay recherche ba gis ni effectivement Sénégal oriental yépp potentiel aurifère potentiel ci or bu jéggi dayoo moo fa nekk bu méngoog li am Ghana te ñun mosuñu exploiter suñu bos. donc am na ay sociétés yoo xam ne amoon nañu ay licence d'exploration sociétés yu yàgg yu fi jiitu la Barrick Gold. kooku moo doon première société mondiale ci wàllu or Ashanti Gold ak société yu bëri amoon na sax benn société de droit sénégalais bu ñuy wax Exim Cor nga xam ni suñu benn compatriote Mohamed Anne moo ko amee woon te gestion am sax amoon na ci ay tolof parce que am na ay jamono ñu arrêté ko woon aéroport ak 40 kilos d'or yu mu doon génnee. donc loolu day wane rek ni or bi. dañ ko daan exploiter di ko rawale bitim réew. nan lañu mën a arrêter ki nga tudd sànq muy Mohamed Anne alors que moom am na permis d'exploration. très bien moom effectivement amul woon permis d'exploitation mais permis d'exploration la amoon mais terewul ci permis d'exploration boobu dafa daan génnee or dafa daan exploiter or parce que dafa déclaré woon ni 3 kilos d'or lay exploiter par jour. alors qu'en réalité plus de 10 kilos la doon exploité par jour loolu juróon sax problème digganteem moom ak ministre des mines et de l'industrie ba woon muy Alassane Diallo Ndiaye bi nga xam ne dafa arrêté woon travaux yi ni moom warul exploiter parce que amul permis d'exploitation fekk moom extrairoon na 80 tonnes de minerais boo xam ne dafa pare woon pour traiter ko ba mu juróon inspection sax Alassane Diallo Ndiaye ñëw sur le terrain ak directeur de cabinet ba woon muy Souti Touré pour xool ndax stock boobu kenn laalu ko ñëw inspecté ko scellé ko léegi nag loolu dafa indi woon sax problème parce que Mohamed Anne boobu protégé jabaru njiitu réew ma woon la Elisabeth Diouf ak Habib Thiam mi nga xam ni xaritu Abdou Diouf la woon donc ci gannaaw gi la ñu dindi Alassane Diallo Ndiaye ci ministère bi daal di indi rakku Abdou Diouf muy Maguette Diouf mu mujj nekk ministre des mines et de l'énergie donc kooku moo régulariser sax dëng boobu parce que moo permettre finalement Mohamed Anne muy exploiter sans que état wax ko ni yow amoo permis d'exploitation mu defal ko këyit boo xam ni may na ko muy exploiter oru Sénégal muy dem donc loolu jubluwuñ ci ayibal kenn mais pour prouver rek ni souvent dañuy wax nit ñi licence d'exploration la ñu am mais ci licence boobu dañ ciy exploiter muy ci or bi muy ci pétrole bi muy ci gaz bi muy ci leneen donc gars yi dañuy exploiter ci base licence boobu donc loolu mooy genèse or bi maa ngi fàtte sax benn société bu ñuy wax Padjet Mining parce que dañ ci bëgg a dellu si kooku tam ci société précurseurs yi la ñi fi jiitu comme Barrick Gold donc Padjet Mining moo mujj nekk tey jii MDL Mineral Deposit Limited bi nga xam ne mooy gérer actuellement SGO oru Sénégal léegi nii ak zircon bi donc loolu firnde la ni suñu or exploitants yi dañ daan indi avion ba foofu tibb ko yóbbu loolu ba léegi mu ngi am
mais dinañ ci àgg ndànk-ndànk parce que dafa am benn jamono année 84 ñu jàppoon fi benn bateau bu tudd Swift Eagle boo xam ni dafa yeboon 18 tonnes d'or maanaam 18 000 kilos or ñu jàpp ko portu Dakar plutôt or bi mu ngi jóge Sabodala ñu yeb ko ci bateau mais douane dañu xaar ba bateau bi départ ba romb Gorée tuuti ñu taal seen vedette arraisonné ko wàccee la cay or ci bateau bi parce que amoon na leneen lu mu yeboon muy 18 tonnes 18 000 kilos daal di koy delloosi ci keewu port bi or bi disparaître en moins d'une heure de temps ñu bëri jotu woon ci or bi mu nekkoon benn scandale bu rëy année 84 boo xam ne dafa demoon ba ministre de l'économie et des finances ba woon muy Assane Seck dafa mujj démissionné parce que moom moo yoroon tutelu service des douanes yi nga xam ne ñoom ñoo débarqué or boobu nit ñi séddoo ko donc ñu bëri ci époque boobu lañ ci amoon ba gouvernement bi amoon njàqare pour récupérer or boobu parce que or bu ñu jaayoon la ba pare donc loolu lu fi amoon la parce que douane dafa gis ni or bi kenn poinçonné wu ko parce que or dafa war a am certificat d'origine dafa war a am lu koy mandarga dañ ko war a numéroter lingot bu nekk donc loolu yëpp amul woon ñu gis ni gouvernement bi dafa jaay ci jaay boo xam ni jaarul yoon loo xam ni narul dem ci suñu gafaga suñu budget ñoom tamit ñu def seen mbirum bopp daal di teg loxo or boobu daal di koy séddoo donc anam yu ñuy jëlee suñu alal ñaaw boo xam ne nit ñi njortuñu sax loolu ci jamono ji nag anam yu bees la ñu trouvé pour teg loxo ci suñu alal mais yu mel noonu mu ngi am ba tey. kon scandale yi nga xam ne moom la ñuy tudd tey yàgg na ci réewu Sénégal ndax li nga xam ne mooy bateau boobu. 1984 la woon. or bi kenn gisu ko ba tey. or bi kenn gis ko ba tey mais ñi ci jotu xam nañ leen xam nga doo bëgg di tudd tur mais gis nga bi scandale boobu amee après dañuy lancé benn campagne bu tudd une femme un gramme d'or. Toutes les grandes dames de l'époque première dame moo ko jiite woon madame Elisabeth Diouf ak ñoom Siga Sey Coulibaly ak ñeneen ñoo xam ne bëgguma leen tudd parce que ay actrices politiques lañu wala dëddu nañu àddina mais toutes les grandes dames du parti socialiste de l'époque dañ doon battre campagne pour ñi ko fekkee dinañ ko mën a fàttaliku opération une femme un gramme d'or layalee ko économie d'énergie donc ay spots yu ñu doon passé régulièrement la à la télé pour ñaax jigéen ñi ñu joxe ay takkaay nit ñi dañ doon joxe ay parures ku mel ni madame Elisabeth Diouf Siga Sey Coulibaly ak ñeneen ñuy def village du Sénégal yi def tour du Sénégal c'était une véritable campagne ak battage médiatique bu doy waar régulièrement ñuy envoyé ay spots di collecter or pour delloo or boobu donc loolu amoon na fi parce que mosuñu gis état buy demander population am or souscription volontaire xam nañ ko emprunt obligataire xam nañ ko mais quémander de l'or à sa population di sàkku nit ñi ñu jox la or loolu ci jamono yi Abdou Diouf la amoon te amul benn président bu sañ a laaj askanam fi mu nekk nii Sénégal Macky Sall sañul ni jigéen bu nekk na ko jox or pour parce que état bi dafa soxla xaalis loolu du léeboon ak léppoon lu fi amoon la kon suñu alal ci anam yu ñaaw yooyu lañ ci doon tegee loxo ba noppi di nax askan bi mais ci jamono jii dinañ ci ñëw ci suñu yeneen numéro yi am na beneen façon boo xam ne moom la ñuy tegee loxo ci suñu alal di ko rawale ci loo xam ne du ñu soxla jël lengo yi brut parce que ña jëloon lengo yi dañu amoon sax problème pour jëfandikoo ko parce que bu ñu ko fekkee sa loxo dañ lay arrêté parce que lengo dafa war a am këyit dafa war a am certificat d'origine certificat de non criminalité war a am poinçon am certificat de pesée yëpp dafa am këyit yu mu war a àndal comme oto comme nit comme lépp te loolu dara amu ci woon léegi ñooñu pour ñu mën a jëfandikoo or boobu dañ doon dem ci ay bijoutier yu mag yi ngay dégg yëpp foofu tam damay bañ a tudd ay tur ci or boobu la ñuy jotoo parce que yow da ngay am benn 100 kilos bu ñu la téye benn lengo dañ lay jàpp yow mënoo ci dara mais bu fekkee ne da nga ko tëgg bijou kenn du la ci jàpp facture rek lañ lay laaj léegi da ngay dem ci bijoutier ak sa 100 kilos ni ko léegi da nga may tëggal 50 kilos yi léegi nga jël 50 kilos yi léegi mu tëggal la 50 kilos yi defal la facture nga am sa alal nga mën koo jëfandikoo moom tamit mu am oram boo xam ne moom dikkewu ko dara yow mi dikkewu la dara parce que yëfu askan bi ngeen jël ngeen séddoo ko donc yooyu moo fi doon am te mu ngi fi am ba léegi ci yeneen anam donc liñ ci mën a wax bëri na xanaa dañuy daaneel fii rek ba beneen yoon parce que li duuf ci nag yëpp xëyul ci cin bi ci suñu yeneen émission ñu àggaleeg yéen waxtaan bi ci mbirum or bi
di leen wax rek ni fi mu nekk nii lu ëpp 30 licences la ñu joxe ay licences d'exploitation ak ay concessions yoo xam ni dañ ci ñëw leeral leen ko ba mu àgg ci naan incha allah. Voilà, merci beaucoup.